ngi leen di nuyuwaat xibaar yi fanweeri simili moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ñi koy dooree ak li nga xamante ni moom la njiitu réew mi waxoon démb ci King Fahd Palace gannaaw bi nga xamante ni courant ba bi président banque mondiale doon wax mu coupé loolu nag merloo président Macky Sall ba mu futt mu ni nag faaw nag ñu jël ay sanctions loolu sanctions yooyu nag tey ji ci suba bu ñu xëyee gis nañ ci ay réaction yu mel ni yi nga xamante ni ñooy waa ASCOSEN naka noonu ak waa CNTS FC ñu ni nag sanction faaw muy am bu dee sanction positive la maanaam boo defee lu baax ñu félicité la waaye boo defee itam safaan wa yoon wala yat wi dal ci sa kaw ki nga xamante ne mooy Alhassane Ba ak Amadou Ba demoon nañu tey jii seeti ki nga xamante ni mooy Momar Ndaw ak Cheikh Diop. gis nañ ne taxawaay wi mu am moom mooy bi waroon moom njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw coupure électricité bi ñu ne meeku ca King Fahd bi ñu doon amal sommet jëm ci wàllu IDA 20. man lu ma comprendre la parce que d'abord effort yi nga xam ne ñu ngi koy def ci énergie bi muy courant bi di pétrole bi ba pare banque mondiale dafa àndul ak ñun ci effort yooyu état bi di def ci subvention yi banque mondiale àndu ci kon banque mondiale ñëw fi ci réunion bu nga xam ne leneen a ko indi ak effort yi Sénégal def mu ko koy reprocher ba pare coupure d'électricité am ci biir réunion bi jàpp naa ne loolu war nañ comprendre réaction président bi. fu président di dem balaa moo dem un jour avant wala 2 jours avant wala plusieurs jours avant wala le avant bien avant daal en tout cas protocole day dem foofu xool est-ce que fii nii wóor na pour président ñëw fi. King Fahd hôtel bi am na benn centrale électrique boo xam ne am na doole joo xam mun na taal Kébémer mun na leen jox lumière kon courant am na courant bu doy. Cheikh Diop jàpp na ni sax fi ñu toll war nañu fexe ba ñu taxawal ab gouvernance bi nga xamante ni dafay delloo njukkal ki nga xamante ni def nay effort waaye itam di teg ay daan ki jalgati. te loolu wax dëgg yàlla ànd nañ ci xalaat boobu ànd nañ ci gis-gis boobu waaye nag bu mu nekk gis-gisu yaa ma neex. dañoo bëgg réew mi taxawaay bu nga xam ne dañuy am gouvernance bu nga xam ne day sanctionner positivement di sanctionner négativement te ñun ñëpp ñu jàpp ci pour que loolu wéy. xam nga Sénégal mooy réew moo xam ne réew mu doy waar la soo jëlee karawaas dóor koo xam ne dafa ko war a karawaase ñu ne dafa soxor soo xamee ne dóoroo ko ñu ne mi ngi nii dafay seetaan wala day farfarloo wala kii def na li kii deful li tant que ñuy fonctionné noonu du ñu avancé mukk amul benn réew boo xam ne ña nekk ci réew ma ñëpp ña ngay dox normal donc pour réew dox il faut que ñi nga xam ne teg nañ leen ci ay place pour ñu def liggéey ba ñu koy def normalement réew yi ngay gis ñuy dox yëpp dafa nekk ne kañ fa sant liggéey ba ña ca ëpp du ñëpp de mais ña ca ëpp ña ngay def seen liggéey normalement. bu fekkente ni ñenn ñi gis nañ ne président moom taxawaayu syndicaliste dëgg la taxawee ci jamono ji ñeneen ñi jàpp nañ ne faaw ñu fexe ba taxawal li nga xamante ni moom mooy culture sanction ngir ñu fexe ba am gouvernance bi gën. lu ci mën a am mooy kàddu sanction yi nga xamante ni Macky Sall yëkkati woon na ko démb naqari na lool liggéeykat ya nekk ca Sénélec ka yor kàddu liggéey wala syndicat ba nekk ca Sénélec nee na sanction yi nga xamante ne yëkkati nañ ko teg ko ci yenn ci kaw responsable ya dafa xaw a ëpp dañ koy déglu moom Habib Aïdara ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. président yi ni mu réagir xel mën na ko nangu bu ñu xoolee ne président banque mondiale moo fa toogoon waaye ñun li ñu rafetluwul rek mooy tey jii coupure boobu 30 secondes rek la waaye am na ay client wu Sénélec yoo xam ne ñu ngi wàccoo ak seen waruwaay ak Sénélec seen ay yelleef ak yelleef bon te ñooñu dañuy am ay coupure 1 heure de temps 2 heures de temps te kenn du leen masawu et pourquoi 30 secondes kese moom président de la république bi nga xam ne moom mooy yilif réew mi mu nekk dans cet état loolu moom vraiment ñun rafetluñ ko leneen li nga xamante ne lii aussi moo ci tege mooy xëy na responsabilité bi est-ce que du moom parce que moom ci biir waxam nee na affaire bi ñu ngi ko waroon defee SICAD moom au dernier moment moo ko déplacé fële donc boo improviser benn mbir ci benn organisation bu toll nii ñun ñuy structure ñun am nañu ay groupe teeloon a wax bu ñu xamoon ne King Fahd amul woon groupe ñun mënoon nañu yëkkat suñu groupe yóbbu ko foofu maintenant nag problème bi xëy na protocole am la ak waa King Fahd place bi nga xamante ne bii hôtel bu toll noonu te amul groupe électrogène amul mini centrale loolu moom ñun mënuñu si dara bon mënuñu si d'accord parce que bala ngay sanctionner dañu xool d'abord lan mooy responsabilité bi d'abord ñun en interne ci biir Sénélec directeur général def na benn note de direction démb boo xam ne teggi na ay directeurs principaux teggi na ay directeurs teggi ay chefs de service teggi même ay chefs d'unité donc sanction boobu ñun jàpp nañ ne déjà 10 na.
beneen mbir muy loi sur la biosécurité bi nga xam ne voté nañ ko assemblée nationale ñetti fan ci weeru juin ba la ñu génn ñi nga xam ne ñoo bokk ci société civile bi loi boobu ñu ni daal neexu leen waru woon jaar assemblée nationale te waxtaanewu ñu ko ba juboo léegi nag gannaaw am na dañuy woo njiitu réew mi ñu ni mu yéexal promulgation loi bi bu ko defee mu woo acteurs yi ñu waxtaane ko ba gis nag solution dañ ciy ànd ak Dissa Préra ak Aba ak Camara. alerte bi société civile moo ko lancé teg ci di interpeller ki nga xam ne mooy chef de l'État ñoom li ñuy regretter mooy processus bi nga xam ne moo tax ñu tëggal loi bu bees bi jëm ci wàllu biosécurité. Une voie de tels enjeux qui doit être votée devrait d'abord faire l'objet d'informations, de socialisation au niveau des territoires à la base, avant d'en venir à la capitale, à Dakar, pour la voter sans débat et pour la voter en catimini, pas presque, en catimini et sous coupole d'une procédure d'urgence. Une procédure d'urgence, on peut l'accepter pour certaines choses, mais pas pour de tels enjeux. ci seen gis-gis enjeu yi waroon na tax laata ñu tëgg loi bu bees bi ñu ubbi a waxtaan bu yaatu boole ci képp nga xam ne mooy acteur ci wàllu développement. mooy bu ñu baykat yi moom li ñuy ragal mooy bés bu président promulgué loi bi ay hectares yi terre mën nañoo jaaree foofu daal di yàqu. tax ñu koy ñaawlu bu baax a baax di ñaanaat dex ñaax ñi nga xam ne ñoo ko voté ak ki nga xam ne moo ko war a adopté promulgué moo jege ñi nga xam ne mooy société civile bi mooy dem ci gox-goxaat ya xamal leen ñooñu mu déglu ñooñu déglu ko ñu weccoo xalaat ba bu ñu koy dugal ñu xam nan lañ koy dugalee. sànq le directeur Kanouté dafa wax bu am solo ñaata ñam ñooy dugg Sénégal nga gis xale lekk ko tuñ yëpp futtu nga gis mu lekk ko biir bi daw tey ji leneen loo xam ne bi amoo capacité boo xam ne bii mën nga koo saytu xam looraange ba mu am ci doomu aadama xam looraange ba mu am ci suuf si loolu bu naree ñëwati fii yokk joote la. Le plus facile c'est d'ouvrir de larges concertations comme ça a été fait dans le passé sur de grandes thématiques, sur des thématiques majeures. L'État a ouvert des discussions, des concertations à la base dans les communautés rurales avant jusqu'au niveau national pour arriver à formuler des recommandations fortes qui émanent des populations les plus reculées pour fédérer les synergies et arriver à des points de vue en tout cas qui puissent augurer des lendemains meilleurs pour notre population. ci gis-gisi société civile sénégalaise laata président di promulguer loi bi war naa def ab taxaw seetlu waaye tamit ubbi ay waxtaan yu yaatu ci Sénégal bi yépp. mën a am mooy ne loi boobu ñuy wax sur la biosécurité du loi bu bees dañu ko yóbbu assemblée nationale doon ko yeesalaat ki ko wax moom mooy directeur exécutif autorité nationale de la biosécurité Ousseynou Kassé nee na waxtaan kay ubbi nañ ko bu yàgg di ci waxtaan ak acteurs yëpp dañ koy déglu ci micro di Saprera. loi bu bees amul yeesal moo am et maanaam loi bi ci ko tàmbali bi ba léegi. ay loxo sénégalais rek ñoo ci nekk amul loxo keneen donc ñi ko defar ay boroom xam-xam ñu nekk fii ci Sénégal ñoo ñu bindal kayit gu njëkk gi bi ñu ko defee ñu pare ñu tàmbali woo ñépp ñi nga xam ne war nañ ci bokk léegi nag bu ñu demee waxtaan ak nit ñi wax leen maanaam njariñ li wax leen li ci nekk lépp. Sénégal bi mu amee luwaam ci 2009 dafa am leneen loo xam ne dafa xew ci àdduna bi ñu ne. bu fekkente ne dafa am ay yàqu-yàqu maanaam principe bu droit maanaam ci yoon maanaam boo yàqalee walla nga yàq dara war nga ko mën a réparer donc li ëpp ci loolu protocole boobu nga xam ne dañ ko tëgg ci wàllu international bi suñu loi bi jëlu ko mu am leneen lu ci nekk ñu bokk ci maanaam kuréel gi ñuy wax CEDEAO nga xam dafa ëmb lu mat fukki réew ak juróom-benn yu nekk ci Afrique soowu jant. fukki réew yooyu ak juróom-benn jël nañu benn règlement ci affaire biosécurité boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk léegi Sénégal nag bu jëlul yoon woo xamante ne ni day jëlaale loolu dugal ko ci biiram la xew foofu dañ ñu koy appliquer directement.
mbir mi nga xam ne xewoon na ca lycée ba nekk ca Yoff Ousmane Sembène ay xale yoo xamante ni dañ doon dem vacances daal di kontaan ñu ni nu nu koy célébrer mooy rajaxe seen salle de classe ñeent ña nga xamante ni ay majeur lañu ak ki nga xam ne da doon filmer bi mbir mi amee ñoom nag dañ leen waroon a àtte tey waaye dañ leen mettre en sursis fukk ak ñaar ya ñoom ay mineur lañu ñoom i tamit dañ leen bàyyi ñu ñibbi seen i kër waaye dinañ leen àtte fukki fan ak juróom ci weeru juillet bi ñu nekk ka nga xam ne moo leen yóbbu ci yoon di proviseur lycée ba moom nag teewul woon tey ca procès ba lu ca mën a am mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo teewal union des parents d'élèves ak étudiants yu nekk ci Sénégal teewoon na ca tribunal ba mu ngi tudd Cheikh Tidiane Gueye dañu koy déglu ci micro Mariam Ndiaye. yàlla dafa def ki nga xam ni mooy plaignante bi à la personne de madame le proviseur ne s'est pas présenté à l'heure dite xale yi 12 lañu juge bi jàpp ne kii di plaindre comme neewu fi dafay renvoyer affaire bi ba ajjuma bii di ñëw nii le 15 waaw ñu koy ñaawlu nag ñun parce que dañu jàpp ne boo porté plainte nit ba mu egsi fii da nga war a ñëw teew waaw mais ni mu demee nii ñun gënaluñu waaw bu doon suñu sago ñu bàyyi xale yi mais leen au moins liberté provisoire ba ajjuma ñu dellu si waaw parce que parents yi ñu ngi fii taxaw et puis mu nekk situation bu xaw a doy waar malgré nag que du lu ñuy encouragé mais lu mel ni amoon na mais dañ ko régler entre communauté. wax ci wàllu politique coow li nga xamante ne juddu na ci diggante opposition bi ak pouvoir bi am na ñoo xamante ne am nañu solo lool seen kàddu am na solo ci réew mi moo tax jóg nañu ñu bàyyeekoo ci tarixa yi nekk ci Sénégal yépp démb nag wala tey sax tase nañu ñu ni ak opposition bi la cay topp mooy daje ak njiitu réew mi Serigne Modou Bara Dolly moom moo yor kàddu coalition boobu ñu tuddee ndono li fi mag yi bàyyi ñoom moom la ñuy déglu ci micro di Saprera. yi nga xam ne moom lañuy dox jubluñu ci lu dul jàmm ndax réew mi di Sénégal dafa am foo xam ne fa la toll ca bu fa tolloo ñun kilifa diine yi appartenance politique bi ak leneen lu mën di doon dañ koy jël teg fee wàññiku jàkkaarloog Sénégal xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. ñu dikk tey ci ñi nga xam ne ñooy opposant bi njëkkee fi nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi ñu wax ñu li nga xam ne moo leen metti wax ñu tamati nin bëgg loolu ñu dëxañ ko dikk fii ci président Pape Diop war a waxtaan ak moom it ci li nga xam ne moo jëmit moom it ci réew mi buñ ci noppeet danañ dem toog ak ki nga xam ne mooy njiitum réew mi au nom di convergence taxaw noonu mag ñi parce que ñoom ñëpp sénégalais leen ñor la ni ñaan moom mi nga xam ne yor na ko mu yor ko ci jàmm ba jeexal ci jàmm ci réew mi du tàkk waaye it ñi nga xam ne dañ koy wutit ñu wut ko ci jàmm ba ëllëg ku ko yàlla joxit mu jox ko ci réew mi di tàkk kon ñun li tax ñu jëg kenn ku ci ne mën ngaa am foofite ci wàllu politique am ci ñoo xam ne defuñu politique waaye tey li ñu ñor mooy Sénégal ca Sénégal googu dafiy des ba faaw. rek ci langu politique gi ki gisee ni mel mooy Ibrahima Diaw bokk ci coalition Natangué Askan Wi moom nag président coalition boobu daal dina koy dalal moom dafa jàpp ne critique kay dafa war a gën a defar sax dañu koy déglu ci micro Mamadou Fall ak Youssou Barou. moom soo amee dafa am ñu ko dafa fekk mu doon ñaar ñi ñu ko def ñun buuxantewuñoo kenn parce que fi ñu jëm suñu yoon dafa leer te ce qu'on veut faire on va le faire sans pour autant égratigner quiconque. On égratine. Non, on ne répond jamais aux critiques. Si tu nous critiques, c'est comme si tu nous renforçais. On peut même te payer pour que tu nous critiques. Parce que ces critiques ne font que nous renforcer. Donc on n'a pas de problème par rapport à...
Sénégal nag mi ngi waajal tabaski bi ñaari fan rek moo ci des waaye lu ñu gis ca marché Petersen mooy góor ñi léegi dañoo dugg ci maquillage bi loolu ñuy wax make-up bori nañ ca ndax ñu ni dañuy daan seen doole ba ñu fa demee wala boog suñuy reporter bu ñu fa demee fekk nañ fa ay góor yoo xamante ni ñi ngi ci maquillage bi ñi ngi ci pose cils ñi ngi ci pose we crayon ak loo bëgg rek ña nga ca soxna yu bare yoo xamante ni teew nañ fa nee nañu sax góor ñi defal leen moo leen gënal ndax sax ñoom ñoo ko dàq def soxna yi Fatimata Touré Pape Sangone demoon nañu ca marché Petersen. business su make-up mel ni lu dox bu baax ci jamono ji nga xam ni dëgmal nañu li nga xam ne moo di feetu tabaski fii ci Petersen benn xàll bu yaatu lañu rek daal di aménagé def ko bâche ay jigéen yu bëri ñëw ngir rek def li nga xam ni moo di pose ongle pose cils ak yeneen business bi nag bu njëkk ba jigéen ñi lañ daan gis ñu koy def waaye léegi góor ñi kenn demul ñu des ginnaaw. sama liggéey jaay fëgg jaay la quoi jaay fëgg jaay. waaw mais instant bii ci tabaski bi da ngaa changé. damaa changé quoi ñëw xam rek instant dëkk bi daa dëgër quoi ma ne naa ñëw pose xef tatouage quoi mais instant mooy gën a dox quoi xam nga Sénégal moom lu gën a dox rek da nga see war a ne ndax instant dëkk bi daa dëgër. instant ni pose laay def tatouage yooyu ak cils ak crayon. lépp dañu doon gis jigéen ñi ñoo doon def liggéey bi yéen tey ngeen dugg ci tax. waaw dëkk bi moo wax rek xam nga tay jii bu du nekk sago am quoi yaa gis góor ak jigéen yëpp dinañ ko liggéey sans problème yaay comprendre. soxna yi nga xam ni ay maquilleuse lañu ñoom dañoo jàpp ni rek métier bi ku ci nekk mën nga bay sa waar te doo déranger sa morom. doy na waa de waa liyaan nañ si ba mu bëri doole moom waaw waa liyaan nañ si de ñëpp a ngi si mais ku nekk rek sa wërsëg ngay lekk. waaw góor ñi dañ cee commencé dugg waaw waaye macha allah ñun ñëpp mun nañ ko ñu ngi ciy am suñu wërsëg ñun ñëpp. soxna yi nga xam ni dañoo ñëw ngir defaru jàpp ni góor wala jigéen loolee amul solo. ñoom li leen yitteel mooy rek ñu defaru ba rafet. dañu ñëw pose ongle def cils def ay make-up loolu rek def tatouage. yokku taar daal. waaw yokku taar bi tuuti waaye. parce que bi pare na ba prix cher. non seer na trop sax parce que bu mu ñëwee moom dañuy yokk lépp mooy loolu mais yokku taar daal jaral nañu ko. pour gën a mën a nice rek yaa ma gën a xam comme sama genre gi mooy loolu daal il faut que ñu yokk rafetaay bi. tiital monsieur wala. waaw monsieur nag moom laa bëgg a tiital changé xam nga da ciy baax des fois nga bellis. defaru ba rafet jaagar yi doon li nga xam ni dafa fës ci jigéen ñi bu fekkee ni fête dafa am fii ci Sénégal make-up nag bokk ci li nga xam ni jigéen ñi jàpp nañu ni li leen di taaral la ñi nga xam ni nag ñoom ñoo yëngatu ci business boobu surtout góor ñi ñoom ku ci nekk rek di gagné li nga xam ni moo di xaalis ngir mën a rek daal di fête sa tabaski ci jàmm. mu mel ni make-up bi moom am na solo lool foofu ca marché Petersen Abi Sow moom xamal ne ñàkk nga ma ndax suba bu soobee yàlla foofu lay xëy ca Petersen dañuy dem Ngaye Mékhé foofu nag bu ñu ko waxee dallu Ngaye dem ci xel yi foofu nag artisan yu am solo ñoom ñoo fa nekk gis nañ ko sax bu feet jotee fépp la ñuy bàyyeekoo ci Afrique ñëw foofu di commander ay marakis Simon Kouka moom nag moo initié solo fii dallu Ngaye lay sol ma nga foofu di defal li ñuy wax la promotion du consommé local reportage Cheikh Anta Diop say latir fii ci àngal nekk ci Ngaye Mékhé atelier cordonnerie boo dugg defarkatu dàll yi ñu ngi gën a woon seen manin ak seen xarañte ngir woon askan wi ay dàll yu mucc ayib Massamba Dieng ñi ngi ko fekk ci atelier am nee na di waxtu yi ñuy waajal julluk tabaski gi ñu ci bëri dañoo jublu si dàllu Ngaye yi. Mauritanie Gambie Mali Guinée Conakry ñoom dañuy jël suñu dàll yu baax da ko jaay man pourquoi pas sénégalais yi war noo ñëw jël dàll yi. secrétaire union des artisans bu Ngaye Mékhé ne nag artisan Ngaye yi dañ leen a war a dooleel. vraiment ñu mën a am consommé local boo xam ni képp koo xam ni yaa ngi dëkk ci réew mi wala yaa ngi juddoo ci réew mi mën a toog ci réew mi liggéey ci réew mi tekki ci réew mi. Simon Kouka di artiste rappeur jubal ab projet bu ñuy duppee dallu Ngaye lay sol moom it gis ne dañoo war a gën a xirtal askan wi ñu sóobu ci li ñuy wax consommé local. lépp lu ñu soxla ci wàllum yére ci wàllum dàll suñu artisans yi mën nañ ko def donc ci laa lancé concept solo fii pour sénégalais yi dem ci seen artisan wu koñ wala dëkk wala fenn moo xam Ngaye la Saint-Louis Thiès Ziguinchor pour ñu defaral leen ko nga xam ne koom bi au moins day des Sénégal et nga xam ne koom bi day gën a naat dañ dem seeti ministre de tutelle bi mooy le ministre de l'artisanat monsieur Pape Amadou Ndiaye te ci waxtaan bi ñu am ak moom mu ma doon xamal ne ci période yi nii sénégalais yi 45 milliards la ñuy jënd ci wàllum dàll
mais ci beneen réew alors que mën nañ ko def ak suñu artisan wu Sénégal mën nañ ko def ak waa Ngaay du président bi mooy ñëw xëcc nopp ku ne par force da ngeen war a jënd daalu Ngaay sénégalais bu nekk bu jëlee conscience ne man tey su ma jëndee dàll ci sama artisan wu réew xaalis bi fii lay des. ñi di yëngu ci wàllu ñaw fii ci Ngaay ak ay defar dàll nee nañ bu ñu yokkee financement yi gën leen a tàggat dinañ liggéey loo xamante ni Sénégal dootul sax dem di jéggaani ji bitim réew. ñi ñoom ña nga dëkkee ca Yëmbal Nord li ñu bëgg mooy ñu daal di leen defaral ñaari voies yi nga xamante ni ñoo war a nekk ci seen gox ba bu ko defee ñu ni ñu mën a dem nag wala dem beeg dikk bi ci VDM bi mën a yomb ki nga xamante nee nañu seen diwaan boobu amul benn jumtukaay ki ko wax mooy Moustapha Fall di président mouvement Longo ci micro Modou Diop ak Mame Biram Diouf. Longo mouvement la boo xam ne dañ ko créé pour solidarité. créé ko tamit pour ñu jàppale ñu képp ku si mën a jàpp mu jàpp si soxla lu leen si ñëpp nag ñëw si wootam bépp doomu Yëmbal képp ku si mën a jàpp na si jàpp pour mu dem waaw acteurs yëpp lañ si woo politique société civile ñëpp woon na leen pour ñu ñëw jàpp si parce que suñu si jàppee day gën a yomb waaw loolu moo tax ñu créé ko suñu problème mooy 2 voies yi à part 2 voies yi problème bi si topp mooy diggante Gàddaay ak Yëmbal foofu benn ñeenti kër yoo fa nekk yoo xam ne xëy na bu ñu leen dañoo maanaam Yëmbal dina ubbeeku 3e point bi mooy autoroute à péage bi bu ñu ko mënoon wàccee Yëmbal Fass Mbao diggante boobu bu fa mënoon wàcc Yëmbal dina baax Dakar dem dikk amul Yëmbal du fi jaar amul benn banque bu nekk Sénégal bu am biir Yëmbal loolu ci point yi ñuy kaas la pour mu am fi SDE duñ ko fi fayeeku Senelec amu fi maanaam loolu yëpp wax nañu ko quoi. et puis nag nouvelle la bu neexul woon dara ci journaliste yi ndax Eugénie Rokhaya Aw xam ngeen ko mi ngi faatu ñetti fan ci weeru juillet bi ñu nekk tey jii la ñu ko jébbal boromam ca cimetière Saint-Lazare bu Béthanie laata loolu ñu amaloon nañu messe bu mag a mag ca tribunal ca cathédrale. émotion bi la ca cathédrale bu Ndakaaru foofu nag ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi daal di nay élevé au grade de commandeur de l'ordre national du Lion ki nekkoon njiitu sësti Marcel Farba Maroun Alioune Diagne teewoon nañ fa. gannaaw ba Eugénie Rokhaya Aw génne àdduna président de la République Macky Sall daal koy yéegal grade commandeur de l'ordre national du Lion aljuma ji. gis ngeen ni soxna si li mu liggéey am na solo ci réew mi ku soppoon doomi aadama la ku amoon engagement la ci Sénégal pour Sénégal jëm kanam Sénégal am démocratie. wér na ma ni nit ku baax la man nag jëkkëram laa gën a xam muy professeur Aloyse Raymond Ndiaye di nit ku baax di nit ku xarañ nit koo xam ni liggéeyal na Sénégal te loolu gëm naa ni lu am solo la tey nag gis ngeen mbooloo mi barekaar ñëw. n'est-ce pas assister ci messe bi messe bu am solo te gëm naa ni nit ku baax. ki jiite woon CESTI nekkoon jigéen ju mën góor xeexoon lu bëri ngir ñu respecter liggéeyu journaliste ak technicien ci réewu Sénégal. nekk tam modèle d'engagement pour jigéen ñi modèle d'engagement pour presse sénégalaise ñun ñii bokk nañ si ñi nga xam ne bokk na si ñi ñu encadré ba ñu yegg si fii ñu yegg si tey. donc moo tax ñu bëggoon génération yi ak ñii ñëw xam kan mooy Eugénie Rokhaya Aw pour que modèle boobu ñu si inspiré wu pour le développement de la presse des médias donc waaye jigéen ñi aussi amoon na taxawaay si ñoom donc moom moo doon défenseur u femmes yi si front yëpp nag. mu xarañoon lool ci liggéeyu journaliste bi mu daan def waa CORED mën koo firndeel. mu ngi génn àdduna dimanche ajjuma ji boobu mu ngi hôpital ñun ñaar ñi wax nañ mu ne ma naa fexe ba ndaje bi nga xam ne weer bu nekk tribunal da koy def ndaje boobu nañ ko amal ndaje boobu àllarba bu njëkk si weer bu nekk lañ ko doon def Seynabou bi nga xam ne moo taxaw sama wet bokk ci tribunal bi du ma bàyyi ma fen moom moo doon jiite ndaje yooyu nga xam ne ñun ñoo koy def bu CORED wootee lépp lu mënti nekk muy fii ci Ndakaaru ak génn Dakar day ñëw teew. mën nañ wax ne kon Eugénie Aw motal na mission wam fii ci biir àdduna ñu denc ko ca almeeru catholique bi di Saint-Lazare de Béthanie na ko leer ne kon suuf dina sedd ci kawam ndax bépp acteur presse bi dinañ wëyal liggéeyam ni mu waree.
yal na ko xolam bu rafet ba wàllu repose en paix Eugénie Rokhaya Aw. dañuy wax wàllu culture ndax exposition bu ñu tuddee sunu dëkk ma ngay amee ca makaanu Eiffage juróomi artiste ñoom ñoo fa dajaloo ku ci nekk nag tableau bu am solo ci thématique yu bari bokk na ca lu mel ni Covid 19 dañ ciy ànd ak Ibou Diouf ak Amadou Ba. ay installation ay jumtuwaay yu ñu sànni woon ñu for ko fàttewuñu tamit lépp lu bàyyi ko ci wàllu art plastique muy ay œuvre d'art yu bëri liñ ci jublu nag mooy gën a jëmal exposition bi ñu duppee suñu dëkk loolu tamit di wonewaat place bi nga xamante ne maison Eiffage am na ko ci luy suqali art fii ci Sénégal. tey suñu ñëwee fii maison Eiffage bu ñu créé nii mu nekk lu bees loolu day gën a yokk offre pour d'emplacement pour suñu artistes yi loolu lu ma rafetlu la te maa ngi rafetlu tam à seen engagement seen accompagnement selon la moo tax ma leen di ñëw fi pour féliciter leen encourager leen. bokk na ci exposant yooyu Mahmoud Babali moom nag liggéeyam may na ko mu ñëwaat ci mbas mi di coronavirus ak ni ka askan wi dundee. wala boo xamante ne maa ngi liggéey ci nit gis nañ ne pendant kii bi mbas bi fi amoon Covid bi nit ñu bëri jotoon nañu réer ci seen biir xamatuñu woon fu ñu nekk xamatuñu woon seen dund bi ñuy dund ndax dina changer wala dina améliorer mais gis nañ ne bi ñu génnee ci loolu yëpp am na ay jàngat yu baax yuñ ci mën jàngatee am na ay jàngat yu bon aussi yuñ ci mën comprendre. beneen artiste bu bokk ci exposition bi di Daouda Ba moom nag wàllu alam bi moo ko gën a yitteel noonu nag gis na ne ku ci nekk war nga ci mën a dugal sa loxo. exposé fii ay tableau yoo xam ni maa ngi ko defaree cachette en bois boo ko déggee mooy genre keesu mandarine yi wala keesu orange yi nga xam ne dañ koy sànni ci mbedd bi parfois nit ñi dañ koy romb duñ ci bàyyi seetlu wala duñu am luñ ci mun a def moom laay utiliser pour liggéey ci et puis interpeller aussi nit ñi par rapport ak seen environnement immédiat li fa nekkee tout ça là. exposition suñu dëkk bi ñu amal ca maison Eiffage tamit may na ki di Maodo Niang mu gën a fësal liggéeyam. moom nag ci wàllu architecture la defar maanaam ab dëkk boo xamante ne boo ko tiimee dafay mel ni yaa ngi ci biir loolu rek di firndeel liggéey bi nga xamante ne artistes yi amal nañ ko. gërëm leen ci journal bi di yem ak yéen fii kon.